jërëjëf jërë ngeen jëf yéen mbokki téléspectateur yi nga xam ni yéenay bàyyi ko ci biir réew mi ak ci bitim réew mi fu ci nekk fu waay mën a nekk rek tey topp suñu seen yu am solo yi nga xam ni saa su ne ñu ngi jàmmaarloo ak yéen ci ay waxtaan léeg-léeg ñu am gan léeg-léeg mu doon waxtaan boo xam ni dañu leen koy beral tey nag ñu am gan ànd kook seen d'information bu mag bi di Info 15 lëkkaloo ak seen d'information bi di Gis-Gis TV tey nag ñu ñëwaat ci seen émission bu mag bi tudd li ma nar émission bi nag tey ñu di leen nuyuwaat fii nga xam ni fi nañ leen tàmm nuyoo muy studio bu yànj bi tey nag ñu am gan goo xam ni macha allah ñu di ko wax Pape Demba Gadiaga Pape Demba Gadiaga nag kenn ku ci nekk xam na ni politicien la bu bokk ci parti bi ñu naan APR en même temps bokk ci Benno Bokk Yaakaar bokkit ci ñi nga xam ni ñooy membre des fondateurs yu APR Pape Demba Gadiaga dëkk Dakar Kër Massar xam naa dinañ ko gën a leeral bu ñëwee ba ci kanam tuuti tey nag ñu àndaat ak yéen mu doon dimanche yamu ak benn fan ci weeru mars atum 2020 ñu ñëwaat toogaat fii ci seen studio bi ngeen miin lool ñu baaxoo di fi ànd ak yéen ci yenn waxtaan yu bari ci côté vidéo bi nag ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ni mooy Cheikh moo nekk ci caméra bi en même temps moo nekk tamit ci montage bi kon dañuy daal di door rek seen émission bi nga xam ni mooy émission li ma nar tey ñu ngi ci ànd ak Pape Demba Gadiaga dañ koy daal di bàyyi rek mu daal di nuyoo Baye Demba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou Fall alias Yóbbal di la ziar di sant sunu techniciens yi di nuyu waa Kër Massar yëpp di nuyu nag le président de la République son excellence Macky Sall di nuyu waa Kër Massar yëpp Modou. Pape Demba Gadiaga mooy tur vrai bi wala am nga beneen tur boobu yow. waaw nag sama baay nag Papa Demba Gadiaga la ma tuddee ma waajuram wax dëgg yàlla ma doon koo xamante ni nag maa ngi juddoo Yaraax jànge Golf Sud jaar Pikine eggale fa sama njàng doog a ñëw Kër Massar bu may ñëw Kër Massar boobu maa ngi à l'âge de 15 ans ba tey maa ngi samay 44 ans. ndax ginnaaw bu ñu xamee njàng mi fan la Pape Demba commencé jàngee ndax mën nañu xam Pape Demba Gadiaga ban année la commencé politique. waaw politique nag mën naa ne su ma nee commencement sax. dafay mel ni wàllu amateur parce que professionnel mën nañ ne ndono la parce que mbiru yàlla la ndax dama juddu en 1976 fekk sama papa di politigal ancien maire Mamadou Diop maire de Dakar yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ma ngénte si woon Yaraax Anne Marigot en 1976 ma juddu nag fekk sama baay nekk ci loolu may màgg ci loolu di gis loolu ba tey yàlla dogal nag loo doon mu dëgër moo tax tey ma ne wax dëgg yàlla Kër Massar laa am Kër Massar laa màggee lu ci bëri fi laa ko xamee moo tax rek ma nekk ci li sama baay nekkoon ndax yaakaar naa ne aussi tamit juumuma. Pape Demba ban parti nga njëkk a milité. waaw man nag maa ngi njëkk a milité ci parti bu ñu naan APR. waaw fekkoon na nag PDS bi mu fi nekkee wax dëgg yàlla sànniloon naa ko sama carte mais nag demee mu mën a woon noonu ci politique bi wax dëgg yàlla doon nekkoon naa simple militant rek mais nag bi président Macky Sall. amee problème ak le président Ablaye Wade te xam nga ne Sénégal ñun sot rek la ñu mën ñun wax dëgg yàlla mën nañoo ñàkk xam ci yow dara sax mais bu ñu gisee ñu lay néewal doore surtout ci wàllu politique da ngay gis ne xolu Sénégal yëpp day jóg ci laa jóg nag daal di takku nag fas yéene liggéeyal réew mi ànd ceeg le président Macky Sall. muy année 2008 2009 exactement. Macky Sall yàlla dogal na Kër Massar bi mu fay ñëw en 2009 di ñëw sunu benn jigéen bu ñuy wax Ndeye Ndiaye yaakaar naa ne jamono boobu laa njëkk gis Macky Sall mu wàcc ci koñ bi ak otoom di dem seeti Ndeye Ndiaye yàlla dogal na déggoon naa sax daje bi mais mujj ma fa dem parce que dafa ma fekkoon ma nekk ci jamono boobu doon waajal ay entraînement ak yooyu bi ma demee entraînement ba ñëw na ci laa jaar kër Ndeye Ndiaye laaj ko mu expliqué ma ne ma. Macky ñëw na fi mais neen daal bëgg ñu jàppale ko ma ne ko man de jàppale naa ko laata ma koy gis parce que ni ma gis président Abdoulaye Wade di ko traité daal moo tax ma ne naa ko jàppale am naa ci yëg-yëg te wax dëgg yàlla ku ma neex la daal politique am ndax li muy wax bëriwul te li muy jëf mu ëpp. voilà li muy wax bëriwul te li muy jëf moo ëpp jëf ji ñu bari dañu gis àdduna bi yépp
di coow benn mbir bu xew muy coronavirus. ñu gis ni Sénégal am na ci fukki doom ak ñett yu nekk fi feebar bi doore muy Chine. ñu gis moom mi ngeen di jëfkat la mu ne moom fasut yéene jëli doomi réew moomu. ndax amuñu moyen bu ñu leen jëlee bu ñëwee tamit amuñu place bu ñu leen dugal ndax loolu boobu gis-gis du gis-gis bu gàtt. waaw mais xam nga loolu tamit li ma gis rek mooy sénégalais dañu ko war a bàyyi ci mbiru diplomatie bi parce que diplomatie Chine ak Sénégal yaakaar naa ne retax na retaxaay boo xamante ne ni lépp loo xam ne Chine mënul engagé wu pour lijjanti ko rek xëy na dina woo Sénégal ñu seet ci ay pexe mais nag gouvernement Chine bu ñu promettre président Macky Sall ne ko ñi fi nekk ils sont en bon état ak yeneen réew yoo xam ne seeni doom ña nga fa yaakaar naa ne Sénégal rek nag mënta bokk ci ñi nga xamante ni day weddi xarañte boobu nga xam ne chinois yi am nañ ko bañ jël seen propre proposition pour te ñooñu pour seet seen wér-gu-yaram xool leen traité leen wax dëgg yàlla ni ñu leen war a traité ñu ngi leen koy traité kon nag population bi li leen war rek mooy ñu xam ne tamit dafa am yoo xamante ne ni boo demul Chine ba gis sénégalais yooyu li ñuy dund yaakaar naa ne jarul ngay nekk di wax ci yenn yi. Baye Demba xaritoo ak président bu Chine ndax war na tax mu bàyyi fukki doomi réewam ak ñett foofu. waaw mais xam nga tamit xaritoo ak président ak Chine loolu yàlla dogal na ko pare waaye kenn ku ne xam na ne Chine ci puissance mondiale la bokk te wax dëgg yàlla ñoom ñu téye fa doomu sénégalais yooyu parce que ñooñu mën nañoo ñëw ñu xool leen fekk feebar bi nekkul ci ñoom fekk feebar bi am na lu mu jot a wàcc ci ñoom léegi nag bu duggee ci réew mi su boobaa tamit président Macky Sall day gën a am tort ndax opinion bi am na ci ñoo xamante ni ñu ci ëpp ànduñ ci xale yooyu ñëw. waaw mais seen papa ak seen yaay ñoom ànd nañ ci seen ay doom ñëw. waaw mais xam nga waajur dafay jege doomam parce que doom boo nekkee di nelaw te ngay xalaat ne mi ngi ci ay jafe-jafe foog nga am xel ñaar ci moom foog nga xolu waajur bi jóg waaye nag nañ xam ne état tamit waajur la état mooy waajur bi gën a mag sax parce que foofu ñu nekk noonu tey lu la fi état mënal seeni waajur mënu ko ndax bu ko seen waajur mënoon ñoom ñooy déplacé wu dem jëli leen. Guy Marius Sagna mu ngi téye ci kaso bi depuis pendant 3 mois yaayam papaam ay magam ñëpp wax ngeen jàppandoo ko moom ak 8 personnes bàyyi ñëpp sef moom te leen rek la doon kaas mooy courant bi dafa seer nañu ko wàññi lan moo sabab téye Guy Marius Sagna ci kaso bi boobu ba tey te tegu leen dara ci loxoy sénégalais yi lu war a tax ngeen téye ko. waaw xam nga Guy dafa tooñ sénégalais yëpp bu ñu waxantee dëgg parce que tamit lu toll ni palais de la république Guy moomu ko Pape Demba Gadiaga moomu ko réew mi moo ko moom tey bu fekkente ne dañu bàyyi Guy Marius Sagna mu ñëw yéeg ci grille palais bi dugg ci biir palais bi yaakaar naa ne keneen dina jéem lu gën a lu gën a ñaaw loolu ba tax na man dama naan man am naa confiance ci sama justice su réew ba tax na li nga xamante ni téye nañu Guy Marius Sagna teg ko ci yoon dañuy wan sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi waaj lu mel noonu ñu bàyyi xel ne réew mi am na yoon. kon da nga rafetlu téye gi ñu téye Guy Marius Sagna. non rafetlu ma ko waaye rafetlu ma jëf bi mu def parce que tamit nit ki mën nga manifester sa souffrance mais nag nga manifester ko ci norme waaye loolu jalgati la ndax dem ba palais di yegg ci grille palais yi di dugg ci palais bi loolu moom yeneen réew yi koy gis sax dañu ciy xeeb te Sénégal. mais dem palais du gan ci àdduna bi États-Unis mooy première puissance dans le monde te nit ñi bu ñuy marche dañuy dem ci palais bi. waaw mais nag xam nga dëgg la réew mu ne am nga sa constitution ak noo tëralee say yëf ci wàllu manifestation te ñun duñu ay tubaab nasaraan yi li nga xamante ne dañ koy def ànduñu ak yar ànduñu ak discipline bi nga xam ne ñun moom la ñu fekk baax bu ñu toppee rek ni nasaraan yi doxale ñu ne ñun noonu la ñuy doxale dañuy génn cosaan dañuy génn aada Modou Fall yow mi am na loo xamante ne en tant que journaliste tey sa taalibe mayu la ko dañu waxante dëgg ak loo am lu la métti métti ci réew mi di nga ko doxee ci wàllu kilifteef di nga ko waxee fi nga ko war a waxee te it taxawoo ko ni nga ko war a taxawoo waaye du la jaral tamit ngay def loo xam ne nii sa nawle bu lu ci dégg daal di la ci xeeb. mais taxawaayu Guy Marius Sagna ci askan bi ci courant bi dafa seer loolu moom yéen politiciens yi sax waroon ngeen wàcc jàppale ko ci boobu combat muy mëne courant bi dafa seer ñëpp gisandoo nañ ni courant bi dañ ko yokk te waruñu ko yokk lu waral yokk. waaw xam nga ñi naan yokk nañ ko yokkuñu ko dafa mel dañoo déggul li état bi wax parce que tamit réew mi kenn ku ne xam ne Ndakaaru fi la mburu mi xoyame te ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk waa kaw gi am na ci ñoo xam ne ba tey dañuy denc mburu lu tollook ayu bis di ko xewloo te ñooñu li la ko xañ mooy manque courant donc état bi su fekkee def na benn programme boo xamante nii dañuy léegi comme ñi ne ci réewu taax yi waaye nag ñi ne ci réewu taax yi tamit taxul ñu yokkal ñëpp courant dafa am ay catégorie
yoo xamante ni ñoom lañ yokkal courant ndax man mii di wax ak yow sama courant yokkuwul fi mu tolloon ba tey li ñu doon fay loolu laa doon fay kon. yow Pape Demba Gadiaga bu bokk APR. waaw sa courant yokkuwul. mais dama amul ay matériel yu tax sama courant di yokku yoruma ay chauffe-eau yoruma ay climatiseur. est-ce que bëri luñ leen ko yéen waa APR. non mais xam nga Senelec xamul APR xamul beneen parti Senelec li mu xam mooy dafa am benn baromètre boo xam moom la teg kenn ku ci nekk li ngay consommer su fekkente ne yaa ngi doon fay ñaar dërëm ñu yokkal la dërëm war ngaa xam ne am nga tuuti ci yokk bi mais koo xam ne yaa ngi doon fay ñaar dërëm ba tey yaa ngi fay ñaar dërëm kooku wax dëgg yàlla waroo wàcc. waaw mais li nga wax nii dafa ma def problème ndax 16 millions habitants yëpp ko ci dégg sa micro daan la courant bi dafa yokk yow seul ci 16 millions yooyu nga ni sa courant yokkul. non mais xam nga dañuy waxtaan gis nga Sénégal metti na loolu kenn werantewu ko mais dañu ne ci tabax te kenn ku ne xam na ne jamonoy Ablaye Wade ba tey ñu ngi tabax. te man courant yokku na wala yokkul. sama courant yokkuwul waaye nag am na ñoo xamante ni gëm naa ne seen courant yokku na. ay néew ji doole nañu. non du ñu ay néew ji doole yàlla may na leen daraja te it xam naa ne yàlla may na leen daraja te xam naa ne tamit jàmbat nañ yokk courant bi kon état bi fi ñu ko doon xaar ci li mu waxoon ne dina yokkal ñi am mais ñi nga xam ne nii première catégorie bi amul ñooñu kenn leen yokkal dara loolu moom gëm naa ko. kon daal da ngaa bokk ci ñi positionné état bi mu continuer yokku bi. mais effectivement parce que tamit état bi programme bi mu teg baax na Modou Fall c'est-à-dire gis nga dafa am loo xamante ni mënut a baaxandoo ci ñëpp gis nga ceeb li muy neex am na ñoo xam duñu ko lekk parce que baaxul seen biir adduna noonu la mel am na ñoo xamante ni tey yokk bi wax dëgg yàlla arrangé na leen parce que tamit bu ñu xoolee ni ñoom yoroon nañ ay congélateur yor ay matériel yoo xamante nii vraiment seetlu nañ ne sax li ñu doon fay ci courant ñoom ñi ngi doon lor baadoole yi nga xam ne ñoom lañ yokkal courant kon tey bu ñu jëlee lañ doon yokkal baadoole ci courant ñu jël ko tegleel ko ñoom ñu nangu ko kon wax dëgg yàlla liggéeyam ak Sall feeñ na foofu. voilà Pape Demba Gadiaga gis nañu ay jamono yu néew ci ginnaaw ku tudd troisième mandat wu Macky Sall ñu rëq sa ndigg. premier ministre bi woon Mohamed Boun Abdallah Dionne génn na bërki démb na askan wi yéen ak président Macky Sall ba 2035. Mbaye Ndiaye nee na président Macky Sall bi mooy premier mandat te ñoom ñaar ñëpp gisaguñu président Macky Sall dàq leen comme ni mu dàqee ñoom Moustapha Diakhaté et cetera. wala lu ko arrangé mu ànd ak loola lu ko dérangé mu bàyyi noonu la président di doxee. waaw mais xam nga président wax na wax bi ba pare nee na bëggatul ku ci wax te moom xam na fi mu jëm xam na li Sénégalais yi bëgg te président nee na la patrie avant le parti. kon non mais lu dëggu la parce que xam nañ ne président de la république bi mu nekkee ci Abdoulaye Wade caractère bi mu amoon bi mu jëlaatee réew mi tamit caractère boobu la am te man il est sûr et certain que ni tey yéen journalistes yi am ngeen ci cër parce que tamit dafa am ay questions yoo xam ne soo koy posé te jotagul déjà yow yee nga fitna parce que troisième mandat ñi koy wax ñëpp waraguñ ko sax wax dañu war a nekk ci liggéey parce que quinquennat bi ñu toll nii liggéey moo ñu war parce que dañoo nekk ci benn. mais nga bañ a fàtte ni du ñun ñoo ko wax Boun Abdallah Dionne moo génn. waaw daat ni yéen ak président Macky Sall ba 2035. waaw mais xam nga état dafay. question bu ñu ko posé. waaw mais xam nga état dafay teg programme boo xam ne mën na ko teg fii ak 2035 yaa ngi dégg tëddu président Macky Sall moo ko war a eggale mais régime bi fi nekk bu ñu xoolee ne li état bi teg charte yi mu teg ak programme bi mu teg baax na mais dañuy ñëw rek continuer ko comme ni mu continuer liggéey Abdoulaye Wade rek. moom li mu wax dafa leer xam nga ko régime dani yéen ak président Macky Sall ba 2035 bu ne yéen maanaam askanu Sénégal la wax. non da nga déggul. du ne waxul ne waxewu ko ñun ak président Macky Sall ba 2035 dafa wax ne parti bi parce que PDS ngi nii ba léegi mi ngi dund kon parti bi tam dañoo fas yéene mu dund ba 2035 di exercer li nga xamante ni moom mooy sañ-sañam ci réew mi su ko amee. kon daal ci côté parti bi la waxee. non ci côté parti bi la waxee. xam naa yaa moom dégg-dégg boobu dégg nañu tamit Mbaye Ndiaye génn wax ni président Macky Sall bi mooy premier mandat. xam nga man du ma Mbaye Ndiaye du man président Macky Sall du Mbaye Ndiaye du président Macky Sall loolu balaa ngeen ci am lu leen leer da ngeen di xaar ba président Macky Sall daal di adopté waxu Mbaye Ndiaye boobu noonu génn dëggal ko mais il est sûr et certain que ne politicien bu nekk tey am nga sañ-sañu ak bëgg-bëgg tey sa président def 10 mandats waxuma la troisième mandat mais 10 mandats parce que boo xoolee li muy liggéey baax na da ngay am yéene rek mu nekk fi waaye nag àdduna yàlla dafa ko tabaxul ci benn bis
te mën na ko waaye daf ko tabax ci juróom-ñaari fan pour won doomu aadama yi ne àdduna continuité la Mbaye Ndiaye nag li mu wax bëgg-bëggam la wax gis-gisam la wax. liñ ci jaaxal mooy dañu gis ñu ko njëkkoon wax ñëpp dañ leen dàq Boun Abdallah Dionne Mbaye Ndiaye wax ko ñu bàyyi leen ba tey ñu continuer ci biir parti bi booy xool sax dañ leen di neexal lan moo xew président Macky Sall day wax ni day wane ni ku ne mën na koo am mu bàyyi la ci biir parti bi neexal la ku ne mënu koo am mu dàq la. non mais xam nga ku nekk ni nga ko waxee parce que ñee nañ ko waxee ak Mbaye Ndiaye ni mu waxee man jàpp naa ne sax du benn parce que ñee seen wax dafa nekk wax boo xamante ne nii dafa mel ni président moom moo la yónni ne lii laa bëgg a wax te président dafa ni ñëpp dem liggéeyi Mbaye Ndiaye tamit li mu wax moom gis-gisu boppam la en tant que politicien parce que man mii tey am naa xëy na bëgg ak xëru président Macky Sall def fi 3e mandat mais nag su ma xoolee ne constitution bi li mu laaj ak li mu bëgg dafa dëppoo ak li askan bi bëgg wax dëgg yàlla li président wax ci slogan rek laay wax la patrie avant le parti. xam nga Pape Demba Gadiaga man daf may jaaxal su ma déggee ni nga waxee nii Mbaye Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne bu yónni dee am ñoom la président yónni ci li sénégalais yi wax bul fàtte ni Boun Abdallah Dionne moo ne woon président Macky Sall gagné na 57% virgule bi ñu compté loolu moo am Boun Abdallah Dionne moo ne woon 5 personnes ñooy dem élection bi ñu compté loolu moo am Boun Abdallah Dionne génnaat na yéen ak président Macky Sall ba 2035 kon moom la ñu mën a jàpp ne moom la ñu yónni waaye bul fàtte ni tamit Mbaye Ndiaye moo ne fi woon Khalifa Sall bu àndoon ak ñun kenn du ko tëj kaso. c'est-à-dire yenn yooyu bu ñu ko indilee tey ñu gis ñoom ñu génnaat ñoom ñaar ñi nga xam ne lu ñu mës a wax loolu la Macky Sall di def ñu génnaat wax ni Macky Sall day am 3e mandat nga ñëw tey di ko layal di teg leneen dina jaaxal sénégalais yi ñuy seetaan. waaw mais xam nga man Modou Fall man politique lay def politique dafa am loo xamante ni daf ko laaj parce que politique il faut que tamit ngay jël sa garde parce que yéen journalistes yi kenn ku ne xam na ne. yéen a dàq denc sax waa banque bi parce que yéen seen denc du maxe te heure bu ngeen ko bëggee génnee da ngeen ko génnee donc man dama ni li Boun Abdallah wax ci élection yi ak résultats yi ak ñaata lay demeek nu muy demeek loolu wax ju tombe la rek mais Boun Abdallah du yàlla du wàlliwu te tamit wax dëgg yàlla demul ci urne yi jël sénégalais bu nekk bu dugal sa carte. du yàlla mais est-ce que du Macky Sall moo koy wax ni ko demal waxal ma lii. non mais xam nga tamit Macky Sall bu demee ba jël Boun Abdallah def ko lu toll ni premier ministre dafa war a am lu ñu naan xam-xamu mën a def sondage ci liggéeyam parce que yow mii tey boo yoree sa bitik wax dëgg yàlla nga nekk grossiste di doxal même fekkente ne da nga jox bitik bi ñeneen sax fa nga nekk war ngaa xam bitik bi actuellement fan la toll ak nan lay doxee te réew mi dafa toll foo xamante nii président Macky Sall mi nga xam ne dañu ko dénk réew mi dama bëgg sénégalais yi am ci moom confiance te xam ne réew mi ci jàmm rek lay mujj yàgg nañ fay wax réew mi day tàkk te réew mi tàkkul réew mi du mës a tàkk parce que Sénégal dañu war a xam ne président Macky Sall du benn du malien du ivoirien c'est un sénégalais pur et dur xam na li gën ci Sénégal te dina ko doxal ci li ma jàpp. xam na li gën ci Sénégal te dina ko doxal ci li ma jàpp yéen ñi nga xamante ni si ñuy topp ci émission bu mag bi li ma nar ñu ànd ko ak scène bu mag bi di Info 15 ak Gis-Gis TV ñuy am plateau spécial bu ñuy def tey ànd ko ak suñu invité bi di Pape Demba Gadiaga di responsable fële ci Kër Massar bokk ci Benno Bokk Yaakaar en même temps di militant wala responsable ci biir parti bi di APR yéen ñi ñuy topp ba tey ñu ngi wéy ak seen émission li ma nar Pape Demba. Ousmane Sonko nee na Macky Sall amul xam-xam nit ku ñàkk vision la moo tax bi mu toogee atum lëmm kenn mënul teg baaraam na lii moo ko fi def day tâtonner te it tâtonnage bi tubaab yi am na ci ñenn ñu ko ci confirmer ndax stade bi nga xam ni moom la teg xeer bërki démboo njaay jëm ñaajo na 150 milliards am na ko ci génn bi nekk France ci 42 milliards lañ ko defaree. yenn genre wuutey wax yooyu wala wuutey jëfin yooyu lan moo ko indi ci Macky Sall wala tatone bu Ousmane Sonko wax muy dëgg. waaw mais xam nga Ousmane Sonko c'est un politicien pur et dur kenn loolu moom kenn du ko natable parce que man bëgg naa opposition bu dëgër ci réew tax
réew bu amul opposition bu dëgër réew moomu jaarul ci yoonu dox. mais nangul ngeen ko ne moom opposition bu dëgër. non opposition bu dëgër la loolu ku ko weddi man Pape Demba Gadiaga dama ko weddi wax dëgg yàlla parce que tamit opposant dafay saf opposant te moom ku saf opposant la loolu moom nangul naa ko waaye dafa war a xam ne ñun ñi nga xamante ne tey ñun la fi yàlla teg ñu nekk ñoo xam ne ñi ngi doxal réew mi war naa xam ne ñu nit ñu mën li ñuy def lañ te ñu xam fi ñu jëm lañ te Ousmane Sonko jàpp naa ne li muy wax yëpp politique la parce que politique tamit day dem ba toll foo xamante ne nii yow mi nga xam ne yow yaay leader bi nga xamante ne yaa jiite benn parti boo xam ne tey mën nañ ne bu ñu nee état bi rek dañuy tudd sa parti ne parti bi wax dëgg yàlla tey bu ñu nee premier moom mooy deuxième ci li ma jàpp man li ma gëm tey bu parti Sonko nga def deuxième. non Sonko moom laa gis ne mooy deuxième. parti réew mi bu Idrissa Seck. non xam nga réew mi moom mënuma ci développer lu bëri parce que tamit man activités yi ma gis Sonko di ko def c'est purement politique ba tax na ku xam politique dëgg moo ko mën a segg. mais bi ñu demee élection Idrissa Seck mooy deuxième. non mais xam nga Idrissa Seck dafa am loo xamante ni moom moo ko manqué te moom moo nekk ci Sonko te loolu yaakaar naa ne communication la. Pape Demba dégg nañ la ngay tagg Sonko te dañ la laaj ni la Sonko nee na Macky Sall dafa amul compétence nga di ko tagg. non tagguma Sonko ndax sa xel dafa nekk. non tagguma Sonko tey yaa ngi dégg te tagguma ko ëllëg damay la Sonko li muy def politique la te nangu naa ne politique la parce que sa wujju du la mës a sëlam sa kanam di set comprendre nga loolu moom politique la rek wax la joo xam ne daf koy wax pour nit ñi dégg ne vraiment Sonko mi ngi def poursuite ci li mu bëgg te li mu bëgg mooy lal mooy jël li nga xamante ni moom la Macky Sall yor. waaye dañu gis ni li mu wax neexul tegg baaraam nee na stade bu ni mel. ci bi ngeen doon teg xeer bi jam ñaajo. jam ñaajo moom seen yëfu bopp ngeen ko def. stade bu ni mel. non yëfu réew mi la du suñu yëfu bopp. voilà stade bu ni mel. 42 milliards mu ngi France bu méngóog jamono comme bii ngeen di tabax jam ñaajo yéen ngeen ñëw indi budget 150 milliards beneen 108 milliards bi lu ngeen ko bëgg a def. non mais xam nga tamit Modou Fall moom li muy wax nii wax dëgg yàlla dafa nekk loo xamante ni sénégalais yi koy dégg sax xel mënu ko nangu parce que tamit Sonko il faut faire très attention ci Sonko man su ma nee Sonko politicien la rek ñëpp woon parce que gis nga politicien bu mag dëgg moo jasit gu màgget ci deex ñooyam te gisul lu mu lekk. bu déggee mbott mu yëngatu rek day daal di ruur geenam ruur ci biir ndox mi pour seeti loolu lan la politiciens yi actuellement lu Macky Sall waaj wala lu muy waajal ñu ngi koy gëstu pour teg ci benn wax boo xamante ni population bi dinañ ci am xel ñaar mais gis nga li muy def nii ci stade bi mu def nii ci Diamniadio man jàpp naa ni monde sport tey war nañu jóg tey xeexal li nga xamante ni moom mooy président mooy bëgg-bëggam te taxawu ko tamit ci lépp loo xamante ni moom mooy bëgg-bëggam parce que président li mu def ci sport amul benn président bu ko fi mës a jaar xalaat koo def ci sport ndax boo xoolee tey ki ñu naan Matar Ba tey làmb ji football bi basket bi ñépp a ko gërëm loolu nag liggéey président Macky Sall la parce que président Macky Sall xam na ne réew mënut a dox te amul sport bu baax ndax tey bu ñu bëggee organiser coupe d'Afrique tubaab yi wax dëgg yàlla duñu jël coupe d'Afrique dañu ko jox ak suñu yenn stade yi foofu ñu am stade yu baax làmb ji tamit wax dëgg yàlla ku ne da nga koy jàppale foog nga utal ko arène bu baax te tamit ñu xool bépp structure boo xam ne wàllu sport ma nga jëriñ. moom arène bi ngeen fa tabax nii xam naa muus yi ngeen koy tabaxal ak janax yi ndax ñëpp na leen liggéeyu seen wàlla baaxul. waaw mais xam nga tey naa la xamal ne gis nga ku naan baaxul da ngaa demul ba arène ba mais ku dem ba arène nationale toog seetal làmb ba mu jeex di nga xam ne arène bi am na avenir. voilà arène bi am na avenir Pape Demba coow li ci biir APR. Mame Mbaye Niang génn na nee na mbooleem ñi naan Macky Sall daa bëgg troisième mandat dañoo soxla siège bi ñu teg ci diir yeneen i xale génn ci biir COJER wax ni Macky Sall mag ñi ci biir parti bi dañ koy xeex di ut ay yeneen kuréel pour ëllëg ñu samp seen ndënd Mame Mbaye Niang génnaat ni Amadou Ba ak Mimi Touré sel bu ñu campagne yoon biir Dakar duñu gañe mënuñoo gañe Dakar génnaat yemu ca na Aminata Mbengue Ndiaye ñi nekk APR mu leen gën a fidèle mu leen gën a gëm président Macky Sall coow loolu ci kaw ba wàcc ba ci suuf lan moo indi coow loolu ci biir parti bi wala li olof naan garab buy daanu bànqaas yu mag yaay njëkk a wadd loolu moo leen di bëgg a dal. waaw xam nga loolu man damay jàpp ne Modou Fall yow en tant que journaliste sax danga ma ko laaj rek waaye yaa ma ko gën a xam ndax kenn ku ci nekk xam na ne parti APR
mooy parti bi gën a métti ci parti yi fi jaar yëpp parce que dañu tombeek jamono boo xam ne sénégalais yi yeewu nañu jàng nañu xarañ nañu mën nañ politique. léegi politique bi nekkatul politique boo xam ne da ngay ñëw gis Modou Fall wala Pape Demba Gadiaga ne ko kaay nga fal ma jox la junni wala ma jox la saaku ceeb wala ma fayal la courant. léegi sénégalais yi ils sont tellement mûrs ba nga xam ne lépp lu ñuy def dañ koy xool ndax seen ëllëg bu rafet mi ngi ci wala ëllëgu Sénégal mi ngi ci. man nag jàpp naa ne képp koo xamante ne nii nekkoon nga ci président Macky Sall doon ko waxal lu rafet tey mu am nu mu demee ak yow ngay génn di wax beneen wax boo xam ne sens contraire la jàpp naa ne xëy na ñun politiciens yi ndaw yi dañ ci war a sant yàlla. li tax ñu war cee sant yàlla mooy président amul xàjj ak seen ci koo xamante ne nii da ngay liggéey ak koo xamante ne liggéeyu ku liggéey da ngay continuer sa liggéey mais képp koo xam ne xam na tamit liggéeyuloo kooku moom wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne président ay sanction moom du ci am dara lu muy wàcc. daf lay sanctionné waaw. coow loolu ci kaw it moom nañu nemmee ko ci suuf jógee ci kaw biir Dakar ñëw ba Kër Massar ñu déggoon fi ay dynamique unitaire benn bi Ousmane Cissé jiite ko bi ci des kuñ naan Ousmane Dembélé jiite ko yow mi nga nekkoon membre toppoon ci ginnaaw Ousmane Dembélé bu saqatee nga wut moor sa jox ko ci solee nga ni yaxaramu kallaa ñu xëy bis rek dégg ngay wax Ousmane Dembélé lu kenn mënta dégg ci nopp Ousmane Dembélé di tontu lu kenn mënta dégg ci nopp yooyu mbir ana lan moo ko indi ci parti bi Pape Demba. waaw xam nga Modou Fall dama lay wax ne la gis nga politique lépp xol la parce que réew boo ko bëggee yor da ngay tàllal sa xol ab dëkk boo ko bëggee yor da ngay tàllal sa xol te man damay wax ni gis nga dynamique unitaire Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar ñi ngi naan am na dynamique 1 am na dynamique 2 mais man gëwuma loolu man li ma gëm mooy benn dynamique moo am.